fas yéene ñun def fii loolu laay jeexale mooy xale yi bu nu jógee fii xale yi les jeunes écoutez-moi je vous parle français je vous parle en français les jeunes franco-olof franco-olof laay wax ak yéen gis nga tey jii bu nu fi jógee ba xale yëpp am seeni cahier loolu doyul def nañ ko daaw jéeg jox ñëpp cahier ci biir jàkk ji ak lii ñu joxe def nañ ko biir jàkk ji daaw jéeg wante lu mujje dañu toog ñaari at xamatuñu xale yi fu ñu nekk dañu bëgg a ren nag def loolu wante téye leen ak loxo ñoom ñëpp ndaxte nag xale bu mu doon ñëpp koy yar kooku ci aaday Lébu la xale bu mu doon ñëpp koy yar c'est léegi kenn talatul yar say doom bay nangu keneen di la ko yaral kenn talatul yar sa njaboot bay nangu keneen di la ko yaral comme que suñuy doom la ñëw suñuy set nag suñu kantalaayi kantal yéen jigéen ñi surtout dinañ leen ci jàppale kon xale yi bu ñu fi jógee alal ji nga xam ne alalu ci dem jox leen ko doyul des na xam nga lu des mooy livre yi lii ay cahier la ak ay stylo anu livre yi lii lu mu mënti jar xam naa njëgam livre yee ko ëpp njëg ñetti yoon fas nañu yéene bu soobee yàlla dina am yaayu xale yi yëpp laa wax yaayu xale yi yëpp bu fi kenn jëndal sa doom téere xale yi yëpp laa wax seeni yaay ak seeni baay bu fi kenn jëndal seeni doom téere maa wax loolu ku seeni doom war a jël téere ma xam mbeng mi organiser na leen mbir mi nee na leen classe bu nekk am na bàjjen bu ko yore classe bu nekk am na nijaay bu ko yore da leen tudde bàjji ndax nijaay rek ndax ñu mën a contrôler xale yi xale yëpp seen demande li leen war a jox ñoom lañ koy jox ñu andil ñu ko ñun ca déem waxuma man du ndooy ñu andil ñu ko ñun ca déem bu soobee yàlla xale yëpp dinañ am seen téere ñoom ñëpp loolu mooy philosophie bi nga xam ne moo am ca déem gii tey amu fi benn doomu ca déem bu mu doon bu fi am baat boo xam ne dafa koy teg nit ñi amul te du fi amati feex ñu ngi dund amul te du fi amati feex ñu ngi dund baat bi baatu ca déem la lu mu doon xelu ca déem lay doon doomu ca déem yëpp ñu laaj leen ñu wax seen xalaat ñu teg ko séddale ko na mu dagane moo fi andi lii bu ñu defuloon loolu lii du fi am tey kon lay tax lii di fi sax moo tax ñu taxawal loolu. réew ku koy defar da ngay taxawu ndaw yi def ci ñoom yar def ci ñoom jàng def ci ñoom bëgg def ci ñoom xam ndax ñooy ëllëg ñoom ñoo fii ne kon yéen ñi ko sos yal na leen yàlla taxaw yéen ñi ko sos yal na leen yàlla doole taxaw. ca déem ay mag la yu góor ay mag yu jigéen ay xale yu góor ak xale yu jigéen donc ñoom ñoo composé population wu ca déem ñu ne alal gi bu ñëwee dañ koy def ñetti xaaj exemple bële passé dafa nekkoon 9 millions ñu ne 9 millions yi il faut que ñu wax ñu tàmm nag di ñëw ci mbooloo di wax xaalis parce que ku ñu gérer loo da nga war a rendre compte di gën a yàq mbooloo mooy ñu jox la rek alalu penc wala alalu Sénégal wala alalu dëkk nga toog ci rek doo mës a rendre compte nit ñi donc alal ji dafa nekk 9 millions ñu ne dañ koy xaaj ñetti xaaj ñu ne 3 millions bi exemple dañ koy jël ñu jox ko ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo moom ca dem tey mooy ñu góor ñi ak jigéen ñooñu ma leen wax ne ñoo fi mag ñu séddale leen ko nu mu toll muy 40 personnes ñu séddale leen ko ku nekk loo ci am defal na ko ci enveloppe yóbbul la ba sa kër indil la ko donc alal jooju ñoom ñoo ko moom. beneen genn wàll bi muy 3 millions beneen bi ñu ne lii dañ koy jël dugal ko ci keesu penc mi ndax penc mi am na kees waa kees googu ci la ñuy jaxal kees googu ci la ñuy dem Tiwaawan kees googu ci la ñuy def tamxarit kees googu ci la ñuy def social lépp lu ñuy def ci kees boobu lañ koy def. kees boobu mooy keesu penc mi ñu jël beneen ñetti millions yi dugal ko ci keesu penc mi ñu ne nag mag ñi ndaw ñi nag ci lañ bokk beneen ñetti millions boobu ñu ne ndaw ñi ñoo ko moom ndaw ñi ñooy xool
seen projet de société bu ñu bëgg a def ak seen ay lépp lu ñu bëgg a def mais nañu xam ne loolu beneen ñetteel boobu un tiers boobu ndaw ñi ñoo ko moom. tey nag bu ñu ñëwee dajaloo fii génnee lu ëpp juróomi million jëndee ko ay kees jëndee ko ay sac jëndee ko ay cahier jëndee ko ay bic jëndee ko ardoise jëndee ko lépp suñ ko mënee tey yàlla ak organisation boobu moo tax ndax dañ ne dañuy jënd saagu qualité jardin d'enfants ba terminal sac jox leen ay cahier waxuñu ñetti cahier ñeenti cahier sac boo ubbi diñ ci gis au moins fukki cahier ndax bu ma waxee fukki cahier ndax ñi gën a tuuti laa jël ndax boo gisee jardin d'enfants ak ay CI ak CP ñooñu soxlawuñu cahier yu bëri mais loo gën a yéeg cahier yi di gën a bëri defal leen ay cahier nga xamante ne tey parent d'élève bi lépp lu muy def mooy maanaam inscrire doomam ba noppi dem. def nañu tamit système de parrainage ci biir loolu bu ñu jugee dañ leen di lim jardin d'enfants ba terminal ba première ndax terminal dañu am parrain dañu am ndijaay dañu am baay parce que classe bu nekk dañ ko bàyyele ay nit daal di ko yaayele ñeneen ay jigéen donc boo gisee CI exemple am na jardin d'enfants am na kuñ ko ndayele Léna Père Ndiaye lañ ko ndayele moom moo war a fexe ba xale yooyu nekk jardin ñu fexe ba ñu dugg école ñu suivre leen donc CI am na ku ñu ko parrainé CP noonu lañ ko def ba terminal nag daj dëgg ga kenn mooy parrain wam mooy sunu papa Doudou moom moo wax ne waa terminal yi moom moo koy def affaire am waa terminal yi ñoo nekk nii tey ñooy ñi nga xamante ne ñoo sol lu t-shirt yi donc jigéen ñi ñoo nekk nii am na góor ñi tamit ñu nga fële xam naa ci organisation bi donc waa terminal yi seen baay seen maam seen maamaat seen cousin ma gën a wàcc balaa paa bi di wax ne dama ko màggetal seen cousin mu ngi nii moom moo ne moom affaire terminal yi j'en fais mon affaire lan moo tax nag ñu jël ñàng laa bëgg a développer balaa may kii lan moo tax ñu jël ñàng réew ñàng moo ko yor te boo bëggee benn borom xam-xam nee na wax ma ban jeunesse nga am ma wax la ban avenir ngay doon donc tey xale yii nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii nga xamante ne ñoo nekk terminal dañ leen bëgg a topp suivre leen ànd ak ñoom ci seen terminal ba ñu am bac ak mention suñu paree ñu ànd ak ñoom université ànd ak ñoom bu ñu waree tukki ñu ànd ak ñoom ba ñu jàng bëgg nañ fii ak juróomi at sunu ñi nekk terminal yii nekk ay cadre yoo xamante ne ñu ngi ci réew mi loolu mooy objectif bi ndax ñoom dans 5 ans war nañu nekk ay cadre yoo xamante ne toppatoo nañ seen njàng dinañu ñëwaat fii ci penc mi. keroog bi ma leen di jël di leen yóbbu ci seen kër maam Maître Doudou Ndoye ndax moo waxoon ma wool ko élève terminal yi dañoo dox fii la ñu jugee dox ba këram fu ñu romba mën na leen fii mooy cëddeem fii mooy mbot fii mooy fii mooy fii ba ñu yegg xam lu tax nit dafa war a bëgg péncam nit dafa war a bëgg askanam nit dafa war a bëgg xeetam parce que ñii nga xamante ne tey ñooy sunu ay doom ndax sunu ay doom lañ ñun sunu doom yii bu ñu góorgóorloo si ñoom ba ñu tekki ba nekk ay kilifa ci réew mi du ñu fàtte ca déem du ñu fàtte ndakaaru du ñu fàtte lébu dañu ñëw di yokkaat affaire yi ren parce que nee nañ jeunesse mooy avenir u dëkk ñun nag ñu bëgg sunu jeunesse bii surtout jeunesse su lébu bu ñu dellu gannaaw parce que xale yi xamatuñu seen ressource xamatuñu fenn parce que fii ñi fi ëpp ay doomu appartement lañ boo leen waxee penc sax duñ ko xam ñun tam loolu naqariñu ñu bëgg a yëkkatiwaat suñu penc jël suñu doom yi teg leen si yoon comme ni ko lébu di waxee
doom topp baay rakk topp mag ñu leen di remercier nag vraiment ngeen yombalal ñu ko parce que woote ñu wuyu la dafa metti te yéen ñi ñëpp ñëw ngeen ñu ngi leen di remercier encore une fois jërëjëf